leen ak jàmm ci xibaar yi. Ndati Diop. wax ji nga xam ni Madiambal Diagne yëkkati woon na ko ñu ni dafay inde ak fitna ak féewaloo ci biir li nga xam ne rek moom moo di askan wi rawatina ci waaso yi moom moo tax am na kuréel bu jóg daal di saisir ñi di waa CORED ak procureur di ñaari plainte yoo xam ne nii ñoo ngi ko dëgtal kii di njiital groupe Avenir Communication. Assemblée nationale mi ngi examiné ci jamono ji ñu toll projet de loi bi nga xam ni moom moo jëm ci wàllu dàq élection locale yi mbir mi nag nekk loo xam ni nii indi nag féewale diggante kujje gi ak ñi di majorité bi loolu nag ca date ya ñu ko jàpp la ñu déggoowul. Assemblée nationale googu sax daal di nañuy xam ka remplacé Issa Sall mi ngi wuyoo ci Cheikh Tidiane Ndiaye. tey jii di ajjuma ji mujj laataa ñuy amal Pâques ñu duppee ko vendredi saint mu nekk loo xam ni tax na mbokk chrétien yi ci biir paroisse yi di maanaam jàngu yi ñoo ngi koy magal bu baax a baax ak di ko wàccal. tàggat yaram dañ ci ànd ak Mohamed Ali Mouba li ci xibaar yi biti réew yi ak Georges Déthié Diop ñu jeexale ak gis-gis tey ji ñuy waxtaane ci wàllug élection locale yooyu ban date la ñu yaakaar ni buñ ko jàppee ak déggoo dina am ci kujje gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di majorité bi moom la ñuy waxtaane ak yenn ci kàngam yu ñu fa séenee dalal ci jeexitalu xibaar yi dal leen ak jàmm. Ndati Diop. di leen nuyuwaat di rafetlu seen àndandoo ko rajo Futur Média. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi, Yacine Pouye ci digital bi. dañ ko waxee ca bopp ba ñaari plainte yoo xam ni dañ koy gàll ci loosuk journaliste bi di Madiambal Diagne di ko saisir ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa CORED ak procureur de la République ngir ñu déglu ko ci coow yi nga xam ni ñu ni daf koo yëkkati jëm li ci wàllug boddi konte wala li ñu duppee ci biir waaso ay jafe-jafe li ñuy duppee discours ethniciste ni ki tey lañ ko doon jébbale. dañ ci déglu kenn ci mandataire ya Cheikh Sow lay wuyoo ci jokkoom ak Georges Déthié Diop. li ñu toppee Madiambal Diagne nag tribunal mooy diffusion répétée de fausses nouvelles maanaam wax ba pare saxal wax ay wax yoo xam ne du dëgg. beneen bi allégation diffamatoire contre d'honnêtes et paisibles citoyens de même ethnie maanaam wax ay wax yoo xamante ni dafay xeeblu wala dafay xaslu ay nit yoo xam ne ñoom ñoo bokk benn askan. tentative de jeter le discrédit sur une ethnie et une partie de la population ba léegi rek maanaam yàq der jëmale ci ñenn ci ñi nga xamante ni ay citoyens sénégalais lañ. apologie de la haine maanaam wax joo xamante ni dafay jur ak mbañeel ci diggante sénégalais yi. atteinte à la cohésion nationale wax joo xamante ni dafay yàq cohésion nationale maanaam dëkkin gu rafet gi nga xamante ni ñun dëkk nañ ko suñ biir. atteinte à l'unité nationale et à la paix civile. bu ko defee li ñuy xaar ci CORED mooy mu jël plainte bi nangu ko ba noppi daal di dàqulu Madiambal Diagne ci seen corporation ndax ñoom dafa jalgati li ñuy tuddee règle éthique ak déontologie daf ko jalgati. li ñuy xaar ci justice bi nag mooy ñu teg Madiambal Diagne ci yoon maanaam lii nga xam ne moom la charte ndaw réew mi di constitution bi wax ci képp koo xamante ni wax nga wax ju demee nii nga xam ne mën na taalab réew ku wax ju toll nii lan la charte ndawal réew mi wax ci moom nañu ñu ngi xaar justice bi mu jël loolu teg ko ci kaw Madiambal Diagne. justice bi nag pour une fois ñu ngi xaar ci moom mu def liggéeyam nag ndaxte wax lii du waxu politique wax la joo xamante ni comme niñ ko limee dafa mën a yàq cohésion nationale dafa mën a jur ay te lépp lu war a mën a jur ay justice daf ci war a jóg. ñu wax ci procès jëm ci ko wàllu ko juróomi policier yi nga xam ni dañ ni seen loxo dafa dugg ci faatuk ndaw lii di Lamine Koita loo moom nag amoon lu toll ci ñaar fukki at ak juróom benn audience ba mi ngi amoon niki biik ca tribunal bu Fatick nga xam ni moom moo di procureur ga nag la mu sàkku moom moo di ñu daan leen ñaari at yoo xam ni nii ñaari at yoo xam ne dañ koy ñaari at sursis lu yenn yi ñu ni ñetti weer yoo xam ni dañ koy tëdd ci kaso bi ñoom juróomi policier yooyu ndax nee nañu la ñu def moom mooy abus d'autorité leeral yeeg yaayu Amadou Lamine Koita moom nag mënul woon tee ay rongoñam bi muy déglu ni mbir mi demee te kenn ci témoins yi doon ko nettali ci tribunal bi Fatou Ndaw dawalkatu Jakarta boobu nag bi mu amee léegi ëpp na tuuti at waaye ba léegi témoins yi ñoom dañoo wéy di accuser ñi nga xam ne ñoom ñooy juróomi policiers yi ñoom nag dañu ni ñoom ñoo ko dóor yu metti ba pare bàyyi ko ci plage bu Malango te fekk sonnoon na loolu bañ ko yóbboo hôpital ay simili rek lañ ci teg mu faatu loolu nag ki ci indi ay firnde moom mooy xaritam bi nga xam ni ñoom ñaar la police jàppandoo woon waaye nag juróomi policiers yi ñoom
ñëpp dañoo weddi loolu ba mu set wecc loolu nag terewul procureur bi di sàkku ne nañ leen daan ñaari at yoo xam ni ñetti weer lañ ci tëdd kaso ndaxte dañu ne dañu def li ñuy woowee abus d'autorité lépp nag mi ngi door ci 10 février 2020 bi ñu weesu police yi nag nee ñu dañu jot woote téléphone boo xam ni bu leen wax ni am na ay xale yu tux yamba yu toog ci arène municipale bi nekkee ci quartier Mboubane biñ fa demee nag nee ñu bi leen xale yi séenee dañoo tasaaroo woon doon daw waaye ñu jotoon cee jàpp ñaar ñoo xam ni kenn ki Amadou Lamine Koyta la ñoom nag nee ñu dañ leen menotté ba pare fuyee leen waaye gisuñu woon benn corne yamba ci ñoom ci lañ leen bàyyi ca saasa ñu dem loolu nag ñi nga xam ni ñoom ñoo di témoins yi weddi nañ ko ba mu set wecc ndaxte nee ñu bi ñu fuyee Amadou Lamine Koyta ak xaritam bi ba pare dañ leen a dugal ci oto yóbbu leen ci plage bu Malango bañ fa eggee nag bañ leen dugal ci benn bâtiment bu fa nekk dóor leen fa dóor yu metti biñ ci jógee sax Amadou Lamine Koyta da doon wax ni dënnam day metti ba yàgg bakkan yi ak gémmiñ gi di nàcc loolu nag xaritam bi nga xam ne moom la àndaloon nee na loolu moo ko rey waaye nag ca njëlbeen autopsie bi ñu defoon dañ ne xale bi mort naturelle la def waaye nag gannaaw ba nga xamee ni témoins yi dañ doon gën di dëggal ñoom li ñuy wax moo puusoon procureur Abdou Aziz Danfakha fukki fan ak juróom ci weeru février 2020 mu def ak jano ak taskatu xibaar yi ne daañu ubbi li ñuy woowee information judiciaire ba xam fu dëgg gi féete Aminata Goudia bi Fatick RFM. Aminata jaajëf ca Fimela ak ca Djilor juróom benn simili moom moo bootu ci benn waxtu ci bëccëg. ak RFM kumpa jeex na. waxtu woowu tamit moom moo jot ca pencum ndaw réew ma assemblée nationale fa la ñuy jabali Salimata Aw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndate. door nañu examen lii di projet de loi bi jëm ci wàllu dàq élection locale yi. waaw ni nga ko waxee noonu la door nañ ko depuis buy midi di waajal jot wante nag ki nga xamante ni nag moom mooy président assemblée nationale di Moustapha Niasse bi mu ñëwee rek dafa daal di xibaar député yi di leen wan ni naka waa PUR sàkku woon ne nañ dindi Issa Sall ca foofee ca assemblée nationale ndax nam leen daan représenté loolee def nañ ko naka article 7 santaane bu règlement intérieur bu assemblée nationale moom nag ki ko wuutu moom mooy Cheikh Tidiane Ndiaye. moom nag ci ay xibaar ne nañ sax promotionnaire Cheikh Issa Sall sa ESP moom itam moom mooy moom moo nekk responsable national chargé des relations publiques bu PUR fi mu toll nii nag ibbi nañu waxtaan yi lu ëpp ñeent fukk député ñoom ñoo bindu ngir ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy projet de loi numéro 5/2021 lu jëm ci dàkkook élection territoriale yi wante itam yokku mandat wu conseil départementaux ak municipaux yi gannaaw débat de forme bi nag maanaam faute yéeg yéen doon génne fi mu toll nii ñu ngi waaj a dugg ci débat de forme bi Antoine Diome nag moom moo fi teewal ministre de l'intérieur moom moo fi teewal gouvernement bi comme ni nga ko waxee ndaka rek dañuy daal di soobu si waxtaan bi bu ko defee ku nekk wax la nga xalaat ñu daal di jublu si wat bi nag ñu xool ndax dañ koy dëgmal am déet lu ci mënti am rek élage dinañ laaj ñi koy jotali ci suñu yeneen jotaay xibaar. jërëjëf Salimata Aw comme na mu ko waxee Issa Sall moomu nekkatul député ci assemblée nationale moom nag daal dinañ koy remplacer wax na ko kii di Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo ko remplacer loolu nag gannaaw ba kii di Issa Sall moom mu nekkoon candidat ci élection présidentielle yi ñu génn ci wàllu parti bi di PUR ñu tabb ko mu nekk ministre conseiller ci wetu njiitu réew mi Macky Sall. convention bi boot professionnel yi yëngu ci wàllu ko wér-gu-yaram ñoom ñoo ngi xupp amal ab sitting di ab toogaanu ñaxtu fukki fan ak ñett ci weeru avril wi di ñëw loolu nag ñaawlu yenn joyante yi nga xam ne dañ koo def ci ab projet de décret boo xam ni dañ ko def te yëgaluñu leen ko ci loolu sax ñoom ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram na naan ak tëleem loolu moom moo tax ñuy sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci addu ngir dal am ci boobu secteur Umu Kalsom li ñi nga xam ne ñoo sekk convention professionnelle bu santé ngi wax ne ànduñu benn yoon ci projet décret bi nga xamante ne dañ leen ko bëgg a imposer ngir mu may leen ngir ñu am beneen lijaasa ci daara ji nga xam ne moo di un DSS Maysa Diouf bokk ci collectif bi. parce que mënoo ne da ngay jël projet de décret boo xam ne da ngay modifier décret INDSS te yaa xay si waa INDSS yëguñu enseignants yi yëguñu élèves yi yëguñu administration bi yëguñu nga dugal ci la neex di ko nëbb. ñu ne ci projet de décret boobu ñoom dootuñu def licence dootuñu def master léegi diplôme d'état nañuy def waa léegi dama ne ban réew nga gis ñuy changer les règles du jeu en pleine compétition amul fenn. ñi di convention bi nag ngi wax ni dañuy wone ab tële ak tappale ministère bi yore wàllum wér-gu-yaram mi nga xamante ni da leen bëgg a imposer li nga xam ne moo di diplôme administrateur de soins Maysa Diouf. wax leen ma ci àdduna bi dëkk boo xam ne nii dafa am diplôme bu ñu tuddee diplôme administrateur de soins xam nga loolu sax incompétence mënut a weesu loolu administrateur de soins fonction la mënut a nekk l'intitulé d'un diplôme. kuréel gi nga xam ne dafa dajaloo ci ab collectif
collectif buy dajale jàngalekat yi ak école de formation yi ngi naqaru itamit ñàkk programme de formation yi. ñun ne ñoo leen di former waa ñu amuñu programme bi école fii amuñu programme administrateur de soins kon léegi bu ñu leen waree former ci lan la leen di former parce que amuñu programme bi ñu am mooy programme licence programme master ci nañ liggéey ñu dem CEDEAO ñu travailler ci ba harmoniser lépp ñun loolu nañ yor mais yoruñu programme administrateur de soins. ñoom membre convention bi nag ne duñu yem fii daañ ko lijjanti ki nga xam ne moo di ministère bi yore wàllum wér-gu-yaram benn doxu ñaxtu nag daañ ko amal ci fukki fan ak ñett ci weeru avril ngir wax ne ànduñu benn yoon ci projet bile. dem ba ca Njàmbur ak commune ba nga xam ne amal na ab session doon ca waxtaane lépp lu jëm ci wàllu autorisation dépense ak recette waaye ca mbir ndajama wàllum ñàkkum xëyum ndaw mi daal dina cay wàllu loolu moom moo tax maire ba Moustapha Diop di sàkku ci usines yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofa ca Njàmbur daal di recruter maanaam jël yenn ci ndaw ñi nekk ca foofa ca dëkk ba ñu daal di fay liggéeyee conseil municipal ba nee na loolu sax dinañ ko wéyal ba ci njiitu réew mi ngir ñu ubbiwaat li nga xam ne rek moom moo di usine bi di Sotexka nekk foofa ca Njàmbur. Ismaïla Mbeng nekk adjoint au maire lañ ciy déglu ci micro Abraham Poulpouy. Macky Sall fu mu toll emploi la xalaat financement des jeunes formation. À Louga il y a la Sotexka une usine qui a fait ses preuves qui a une capacité d'absorption de presque plus de 1000 jeunes. Pourquoi ne pas l'ouvrir? Et ça c'est le maire et nous allons aussi le pousser donc à vraiment ñu pour dañ ko gën a pousser pour mu gën a gaaw ma fast track la fi ñu toll amatul xaar waaxum bël la amul nege les jeunes doivent travailler. Aujourd'hui au conseil municipal déjà ñu commencé ñun à poser cette question à deux entreprises qui sont à Louga la SPA qui date de plus de 30 ans qui est à Louga qui embauche effectivement des jeunes mais qui peut peut-être encore faire plus jéem xool comment faire encore pour absorber cette jeunesse qui n'a pas d'emploi mais surtout la Sonacos ren année particulière aussi c'est une année période boo xam ne dafa taw et les récoltes aussi ont été très bonnes sako yi ñuy wax ni fi tey la fa nekk ci gerte loo xam ne man de mémoire de Louga toi mosuma koo gis c'est une grande première fépp fees na del des centaines en tout cas de tonnes ñu ngi fii ñu stocké waree rek que ni gerte gi am na waree aussi que ni effectivement liggéey aussi war na mën a yokk les camions yi nga xam ne ñu ngi dugg à Louga quelque part aussi et sur le plan des recettes war nañu xool comment faire pour que transaction yooyu am foofu parce que wax ci Sonacos mais mu am ay retombées au niveau de la commune comment faire pour ñu mën a am une benn taxe boo xam ne dañ koy imposer les camions pour que effectivement ñu koy ji moom aussi ay redevance yoo xam ne la Sonacos peut-être dana ko mën a jox à la commune de Louga tout cela dafay participer à booster n'est-ce pas ou à gonfler effectivement le budget de Louga. fexe ba méngale lii di tàggat gi ak yoon yi nga xam ni ca la ñu mën a jaar ngir jox ndaw li liggéey nekk lu yitteel bu baax a baax waa institut supérieur de formation professionnelle ñu ni loola ab priorité la koy firndeel di ab convention boo xam ne nii fa xaatim nañu ko ak waa agence d'aménagement de la promotion des sites industriels loolu nag lañ ca bëgg fexe ba wàllum ñàkkum xëyum ndaw ñi ñu def ko ab priorité Abdou Diouf Diagne. lëkkaloo ñaari kuréel yi li ko sabab lu mooy fexe ba ndaw ñi nag mën a am xëy ci déggoo bi nga xam ne nag daal di nañu koy xaatim institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio di xam le ni dina tàggat nag ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo samp ci plateforme bu Aprosi Mbose Gueye Ndiaye moom mooy directrice bu ISEP bu Diamniadio. parce que jeunes yi ñu ngi bari liggéeyuñu il faut ñu trouver un moyen vraiment de les insérer dans le milieu professionnel suñu collaboration sax moo tax yàlla gën ko yombal parce que loolu mooy la seule stratégie actuellement boo xam ne tey mooy génn Sénégal ci problème d'employabilité bi nga am ak la question bi nga xam ne mooy préoccuper tout le temps le président c'est-à-dire la question de l'emploi des jeunes man je pense que buñ ko continuer problème yu bëri mën na régler wu. Momad Ba nekk directeur général bu Aprosi nag di rafetlu nag déggoo gi nga xam ne nag dox na seen diggante ak waa ISEP. liñ ciy jublu moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo am seen jàng ñëw def yeneen jàng professionnel ñëw def beneen formation muy ci métier mécanique muy ci métier automobile muy ci métier yoo xam ne moom mooy électronique ak informatique ak yooyu ñooñu am foo xam ne mën nañ fa xëy entreprise yi mën leen jël d'abord ci seen biir formation muy stage ak également suñu paree seen formation mu jël leen directement. Aprosi di xam ne tamit dina jàppale ñii di waa ISEP ci naka la ñuy móole nag yenn programme formation yi nga xam ne nag dañu koy amal jëm ci li nga xam ne nag moom moo ñeel industrie yi ak naka la ñuy mën a amale liggéey bi ba mu ñoŋ. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. tey jii di ajjuma ji mujj laata ñu yegg ci Pâques ñu duppee ko vendredi saint moo koy mandargaale li ñu duppee célébration passion du Christ ci loolu sax muy loo xam ne nii tey jii bu ngoon jotee dinañu amal yenn ci ay activités duppee ko chemin de croix muy am ci paroisse yi bu ñetti waxtu jotee lay doon ñoom nag ñu fas yéene jaar tànk fi nga xam ni Yesu Christa tegoon na fa tànkam ñu duppee ko les 14 stations yi nga xam ni
ni moom moo koy yóbbu ca fa nga xam ni fa lañ ko crucifié woon. ci wàllu woowu sax vendredi saint moom mooy lan leeral yi ak abbé Alphonse Biram Ndour moom mooy curé bu paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff ci jokkoom ak Georges Déthié Diop. aljuma gu sell gi mu di lu am solo ci diine gi ndaxte moom mooy fi nga xamante ni ñu ngay fàttaleku deewu Krista bi ngir ñun rawatina ci li nga xamante ni nangu na jéebale boppam ngir ñun su boobaa dinañu jaamu croix gi dañuy def itamit yoonu croix ga fàttaleku coono borom bi waaye ci biir njàngaatu bés gile danañuy def li ñu oowee ñaan bu magu jàngu bi ngir ñaanal àdduna si sëpp ngir ñaanal njiitu réew yi l'abbé yi monseigneur yi frères yi pape ba askan bi mbootaayu chrétien ak mbootaayu àdduna bi yépp looloo di ajjuma gu sell gi bu ñuy dund tey. ci ajjuma bi nemmeeku nañu itamit mbokk yi di séddalante li nga xamante ne mooy ngalax mu doon loo xamante ni tey ci Sénégal firndeel na feeñal li ñuy oowee dialogue islamo-chrétien te mu am solo ci suñu réew mu di taxawaay gu rafet ndaxte suñuy mbokk waa lislaam bu ñuy xewlee itamit ñoom tamit duñu fàtte dañuy sédd ci li nga xamante ni moo di seeni ndawal moo di seeni yekk ngir may ñu itamit ñu bokk ak ñoom fet seeni fet muy lu rafet ñu koy rafetlu te di ñaan borom bi suñu yàlla mu gën ko saxal mu gën ko dëgëral te di ñaan borom bi suñu yàlla mu gën ñu cee barkel mu gën ñu cee sellal suñu jëbalante ñun ak suñuy morom yi. mu nekkoon abbé Alphonse Biram Ndour dégg ngeen yenn ci ay soxna di ay njaboot chrétien yu nekk ci Ziguinchor di démb doon wax jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu nekkee jafe-jafe àdduna ak lii di mbas mi ba tax ngalaxu kër ren bi daal duñu ko mën a def looy wàllu woowu nag ñii di waa analyse de la prévision des statistiques agricoles jàppale leen ci njiit ga jàppale ci yenn ci njaboot ngir ñu mën a féete ci anam yu mu gën a rafetee Lamine Ba. toll nañ ci téeméeri njabooti chrétien yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñi nga xam ne jot nañ dimbal bi tukkee ci ki nga xam ne nag moo di Ibrahima Mendy doon directeur analyse ak prévision statistique agricole ci ministère bu agriculture ab tonu suukar la leen jagleel mu jëm ci wàllu waajal li nga xam ne nag moo di ngalax bi El Bachir Badji moom mooy kàddu di joxe suukar si. ñëw nañu tey pour quand même apporter benn soutien à la famille chrétienne qui est là à la communauté chrétienne qui est là pour seen fête bu ngalax bi tey dañu ñëw am suukar bu ñu bëgg a baaxee vraiment la communauté chrétienne am nañu benn tonne de sucre boo xam ne dañ ko jàpp war nañ ko joxe pour une quantité un nombre de 100 familles. ren nag Pâques ñoo ngi koy amal jamono ji nga xam nag nemmeeku nañ ay jafe-jafe mu tukkee ci wàllu crise sanitaire bi ba tax na loolu gën a waral sax kii di Ibrahima Mendy ne mu joxe suukar sosu. jafe-jafe yi mooy pandémie bu fi nekk te liggéey amul ñeneen ñi bon nañu si ay tolof-tolof te ñooñu suñu nekkee ay tolof-tolof donc ñoom war nañ leen jàppale pour ñu mën a fêter seen fête donc loolu moo tax bon suukar bi ñu ne donc ñi avant ñu koy comme am nañu possibilité jàppale leen moo tax ñu jël ko ñëw jox leen baaxee leen ko pour ñoom ñu mën a fêter seen soxna si nga xam nag moo di Sandrine Lopi moom jot na ci suukar soosé nga xam nag joxe nañ ko muy rafetlu bu baax a baax geste boobee nga xam nag tukkee na ci docteur Ibrahima Mendy. instant yi mu wax dëgg fee la moom mun ñu koo fay instant man mii di wax yow ni sax bu ma duggee ba pare suukar moo ma manqué far na ñëw ma la ne instant yi man waxatu bu dajee gestu la parce que instant yi mun ma koo fay fu ñu taxaw moom dëgëroon na suñu côté de waaye instant yi moom coono wàcc na. ki nga xam ne nag andil na ndimbal bi chrétien yi ma ngi sàkku ñëpp ñi nga xam ne am nañ ko te mën nañ ko defal njaboot yi nga xam ne seeni loxo jotul seen ginnaaw rawatina suñu mbokk chrétien yi nga xam ne jamono ji ñu ngay am ay jafe-jafe yu bëri ndaxte ñu ngay amal Pâques ci jamono ji nga xam ne nag mbas mi am na loraange yu bëri nga xam ne jur na ko ci njaboot yi. Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média. Lamine jaajëf ñu daanelee rek ak saisie record di saisie boo xam ne nii musul am ci atum 2020 ñi nga xam ne ñoom ñoo di douane bu zone centre daal di nañ koy teg loxo ba daal di koy lakk lu toll ci juróom-benni tonne ci wàllu ko dorog ak yenn ci ay médicaments ci zone centre boobu sax ñu ni ci jamono ji lii di dorog baak yeneen i xeetu ñool ya dafa wulee ñaay kii di commandant bu zone centre bu douane colonel Bourama Diémé moom moo ko wax ci micro Ibrahima Diémé. plus de 6 tonnes la ci chanvre indien ci médicaments yi donc ñu ngi ko évaluer à 892 millions de francs CFA donc loolu mooy quantité médicaments divers la gis ngeen ko sànq am na amphétamine yenn produits divers waaw moom xam nga drogue toujours drogue du lu baax muy drogue pure wala garab parce que garab aussi ci anglais ñu ngi koy naan drogue parce que ñaar la yoo xamante ni donc seen consommation mën na jur boo xamante ne lu bon ci société boobu moo tax nag ci ñun ci yoon donc loolu yëpp dañ ko tënk ci texte bu ñuy naan lu ñuy tere médicament nag duñ ko tere absolument mais dafa am yoon boo xamante ni ay kayit
yoo xam te il faut nga am ko pour mën ko dugal pour mën ko jaay donc loolu moo tax ñun nag ci suñu liggéey dañuy prêter attention ci yooyu xeetu produits yi nga xam te ne day dugg te di lor askan wi moo tax nag tey suñu présence ak autorité de la région mooy pour wane ni lu ñu ñor la parce que loo xamante ni la c'est pour aar askan wi la. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndate Diop. dañ koy dooree ak Burkina Faso foofu lu toll ci juróom-benni volontaire yu wàllu défense patrie ba dañ leen a faat. ñi def ñaawte gookee dañoo song camp de base bu l'armée bi ca du nekk ca nooru bët gannaaru dëkk réew ma loolee nag ci jamono ji nga xamante ne l'armée bi dafa riposté lancé itam traqué di wër assaillants yi boobee la ñu daanu ci ab embuscade juróom-benn nit ñooñee faatu mbir ma nag mu ngi xew démb. ca Côte d'Ivoire njiital assemblée nationale bu yees ba xal na aw yoonam. Amadou Soumaoro lay wuyoo démb sax la ubbi session ordinaire bu législature bu bees bi ci ay kàddoom nag nee na dana gën a dëgëral pouvoiru député ya ci mandaam bi nga xamante ne moom la door ci boppu assemblée nationale mu de ñaaril bi yoon mu nekk ci boppu institution parlementaire boobee ca Côte d'Ivoire. Niger Mohamed Bazoum njiitu réew mu yees ma daal dinay waat tey ji. Cérémonie bi sànq la jeex ca Niamey capitale ba kaaraange gu mot sëkk nag moo fa ne ci discours am nag Mohamed Bazoum nee na dana def lépp ba xeex li jëm ci wàllum terrorisme foofu ca réew ma ci parti rek fan yee weesu lu ëpp téeméeri nit terroristes yi faat nañu leen foofu ca Niger mbir ma nag mu ngi xewee ci teewaayu njiitu réew yu bëri bokk ca njiitu réew Burkina Faso Macky Sall bu Sénégal mu nga fa ak njiitu réew Tchad di Idriss Déby ak yeneen njiitu réew jàppale ni itam jamono ji mu nga xamante ne Mohamed Bazoum mu ngi doon waat di prêter serment ba léegi ki nga xamante ne moom la doon jonganteel ci ñaareelu tour élection présidentielle ba foofu ca Niger di Mahaman Ousmane moom daal ba léegi nangoogul ne ñàkk na élection ya nee na dañoo jële ci ñoom seeni victoire taxoon sax ba fan yu weesu mu doon woote ab manifestation pacifique ci biir réew ma léegi itam barke démb ab coup d'état la ñu déjoué foofee ca Niger ñi ñëwoon song palais ba ñu jàpp ci ñoom gën kaa tuuti fukki militaire ak juróom ki nga xam ne nag moom la ñu jàpp ne moo nekk seen ginnaaw ba léegi ñu ngi koy wër tegaguñ ko gët. Taïwan la ñu jëm foofe ab train moo déraillé gën kaa tuuti juróom fukki nit ñàkk nañ ci seeni bakkan lu ëpp juróom benn fukk jële ci ay gaañu ñu yóbbu leen l'hôpital l'accident boobee nag ci xibaar ab engin bi nekkoon ci ab chantier moo ko def glissé wu jamono ji nga xamante ne train bi mu doon dugg ci ab tunnel mu def jéeya ci réew ma. train du mooy saxaar. jërëjëf Georges Déthié Diop nis tuut ñu yegg si ci xibaar yi tàggat yaram. RFM Sport. Mohamed Alimou Ba maa ngi lay nuyu. delloo di la nuyu di la sant ñu nuyu ñëpp. ci tey jii ñuy wéyal premier tour bu coupe de la ligue de football. oui ci stade Massène Sène bu Fatick ñaari match ñoo fa war a am bu 15h30 jotee ñetti waxtu ak genn wala jamono dina jouer contre Demba Diop FC de Mbour bu juróom benn waxtu tegi EJ Fatick laale ak équipe Kër Madior bu Mbour ci stade Ibrahima Boye Douane dina jongante ak Linguère match boobu nag ñu koy prévoir ñeenti waxtu bu tegale fanweer simili 16h30 ci heure boobu itam fële ci Saly ci stade Fodé Wade Sonacos nara daje ak Casa Sport premier tour coupe de ligue nara jeex kon ci altine ji. nit ki ci njeexitalu ay bés yi di week-end yi équipe bu Sénégal yi engagé wu ci compétition africaine yi dinañu jouer. waaw Jaraaf de Dakar ci coupe CAF dina jouer ci dimanche yi contre waa Burkina Faso club bi ñuy woowee Salitas jongante boobu nag war a am ci stade Lat Dior bu Thiès match boobu nag am na lool importance pour Jaraaf mi bëgg tàmbali ci saison bi ak tànk ndeyjoor pour Teungueth FC nag moom mi ngi waajal match boobu bi mu nara am ak Espérance de Tunis match boobu nag daanaka amul enjeu amul importance bu bëri pour Teungueth FC boo xamante ni moom dañ ko éliminer ci Ligue des champions africaine. Badara Sarr président syndicat
entraîneur de football ñu déglu ko moom ak kii di Cheikh Tidiane Diagne. Tëngéej fi mu nekk nii war na dalal ay xeli supporteram mais surtout war na am na jeexital boo xamante ni aussi day rafet parce que pour déwén surtout que Afrique compétition la yoo xamante ni pour nga mun fi gagner dara il faut nga fay dem di fa delluwaat match yi des ni ñaari match defe naa moo ko dese dafa war a nekk ay match yoo xamante ni daf si war a acquérir surtout expérience mais surtout aussi jéem a defaraat taxawaayam ak rafetal aussi classement am ak nombre de points yoo xamante ni dafay am solo trop si classement yi bi au niveau de la CAF comme Jaraaf mooy recevoir match la boo xamante ni bu am solo la pour Jaraaf parce que Jaraaf su gañee match bi day continuer nekk en course ba léegi mais su amul résultat bu demee noonu day métti trop pour Jaraaf qualifié comme nag mooy recevoir li ñu war a njëkk a def mooy adversaire bi muy Salitas yi nga xam ne Burkina la jógee ñu bañ ko may fu mu jàppee confiance donc su match bi démarré rek vraiment war nañ ko mun a defal pressing boo xamante ni bu kawe wan ko ni moom moo nekk à l'extérieur parce que dafa am solo dafa match la boo xamante ni du war a bëri ay calcul bi yëpp mooy gagner pour replacer wu ci position boo xamante ni bu baax la pour qualification bi su dul loolu moom day métti. waaw ñaari équipe yi dañuy kon def conférence de presse Teungueth FC mooy tàmbali rencontre ak journalistes yi bu 15h jotee 3h diggante 15h ak 15h30 ñetti waxtu ak genn wala dañuy rencontrer journalistes yi Espérance de Tunis topp ci daje ak journalistes yi diggante ñetti waxtu ak genn wala ak ñeenti waxtu diggante kon 15h30 ak 16h séance d'entraînement bi nag ndaxte yëpp club tunisien bi Espérance de Tunis dina may journalistes yi ci 15 minutes ñu mën a filmer wala xool seen entraînement. ñu wax ci tiis wi nga xam ni moom moo dal ci footballu Sénégal. waa monde sportif surtout waa football nekk ci dëj ci tiis gannaaw génn àdduna kii di Alassane Dia nekkoon technicien bu am solo loolu nag gannaaw bi ko feebar terale moom Alassane Dia bi mu nekki entraîneur jot na gagné ñeenti yoon championnat football bu Sénégal ci ay club yu bëri itam nekkoon na itam directeur technique Teungueth FC gannaaw bi mu déggee nouvelle bi kii di journaliste bi di Demba Varor nekk rédacteur en chef Sport News Africa nee na perte bu mag la pour monde sportif surtout pour Sénégal ñu déglu ko. Alassane dafa ne woon nit ku baax su ma naan baax mooy nit koo xam ne dafa ubbil boppam ñëpp dafa nekkoon nit koo xam ne amoon na ambition il était très ambitieux il était compétiteur ndax saa yu yoroon équipe day bëgg a gagner waaye ci kaw bëgg a gagner yooyu noonu yëpp taxul mu mës a am maanaam benn brin d'euphorie boo xam ne mooy dugg nit ñi des fois bu ñu amee yenn succès yi il avait toujours que ça soit en conférence de presse wala que ça soit ci ay briefing am di nga dégg tout le temps ay mots yoo xam ne dina tax joueurs yi ak équipe bi xaw a wàcceewaat seen bopp xam ne que ne football ni nga mënee nekk ci ndam ci benn instant noonu tamit nga mën a amee ay difficultés mu nekkoon loo xam ne marqué na ma ci Alassane l'humain mais Alassane le professionnel tamit dafa marqué ñëpp parce que day koo xam ne équipe am yi dañu amoon identité boo xam ne da ngay xam ne lii équipe Alassane Dia mooy lan mooy ay matcham day am rythme équipe am yi dañuy am intensité et que ce sont des équipes très difficiles à manœuvrer donc je pense que man c'est son passage à Guédiawaye qui me marque le plus parce que pour man li gën ngay ràññee ci technicien mooy nu muy progresser loolu ay joueurs am et foofu noonu je l'ai vraiment senti. Demba Varor kon nekk rédacteur en chef Sport News Africa doon témoigner gannaaw bi kii di Alassane Dia génne àdduna ñu koy ñaanal ndate. ñu di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana jërëjëf Mohamed Alimou Ba. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Hadj Assane Gueye. yéenekaay yu bari xëye politique tey ak waa Front Résistance Nationale bokk ci opposition bi ñi jóg daal di wan ginnaaw taabali waxtaan yee ca dialogue politique bi li ko waral di wotey gox-goxaat yi Macky Sall ki farandoom di majorité bi toxal ba 27 février 2022 observateur ne su gindiku amul jubóowaat naka noonu nag dialogue bi ci boppam ci wàllu politique fi lay jaar tas ndax nag waa Front Résistance Nationale moo ëmb kàngam yi gën a ràññiku ci opposition bi opposition boobee observateur gis ne kenn nit du moom ndax ay exigence am maanaam ŋànk
tànk ci fenn fi rek tëwa lu ci mel ni audit fichier bi loolu it bokk na ci li ko jural fii mu yegg tey Le Témoin xëy defab laaj ne mbaa du nag toxalug yooyee local di wote gox-goxaan yi moo nar a doon ndey xare yi maanaam la mère des batailles enquête ne ko waaw mooy doon ndey xare yi kay ca nag lay doon nar wa xëccoo gi gën a tare mooy ndakaaru gi nga xamante ni toogub meeram ndakaaru ci la gët yëpp tegu ku ne bëgg a contrôler capital bi yéene kaay bi ne Pastef taxaw na sax jatu ba sax Ousmane Sonko di njiital parti ba di waajal ab téere ci wàllu décentralisation taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ñoom jógtee ay dox mbokk ci réew mi bu dee waa PDS kenn ci responsable am Nafissatou Diallo mu ngi wax ci yéenekaay bi waxuma la Ndakaaru waaye ci Sénégal yépp la ñu pare ñoom waa PDS Sud Quotidien ne atte bi nag tey lay doon ci loxoy assemblée nationale ba ci amal a plénière ci teewaayu ministre intérieur Antoine Félix Diome waaye Sud mel ni ku ci amul yaakaar ci moom même ndaje jëm ci toxal gi ak fànk am ca ndax assemblée googee mu ne majorité mécanique lay doon contre opposition bu xadar naam waaye bu fa néew doole lool la tribune ne lu ci mën di am toxal gi moom merloo na futt waa opposition bi donte société civile bi ña ngay wër jàmm ngir xool app bi jubóole ñëpp laas ne ko boobépp société civile nag ñoom lañu gis ne mooy app bi baax lañu proposé janvier 2022 la Le Quotidien ne fi nu toll daal waa front de résistance nationale ñoom jóg nañu takk seeni bagage ne ci gàttal dialogueetunu source a ne ndaje mu am solo nag dinañ ko ci amal ngir buntu feeñ te experts yi seen wàllu bopp nag di boroom xam-xam yi la ñuy sàkku ñu indi ci arbitrage di atte mbiri élection ci la ñuy des ba tey xalaatu boole watey député yi ñëw ak bu président fii ci mim réew xalaat boobee lu xel nangu la mooy gis-gisu Mohamed Moustapha Diagne mooy coordonnateur bu mbootaayu Macky 2012 mu ngi ko xamle ci lii quotidien leneen lu yéenekaay yu bari waxtaane ba tey ci wàllu politique mooy bennoog juboo ga ca responsable yi APR yu Podor ba nu ànd amal fa meeting bu rëy ngir yokk ndëgër laay président Macky Sall ca Boké Dialoubé meeting boo xamante ni foo sànni mbàtt mu tag Cheikh Oumar Anna nga cay wax ci Vox Populi ne weddi gis bokku ca Abdoulaye Daouda Diallo di ko feelu ca naan Podor day wéy di doon titre foncier présidentiel opposition bi nag lañu fa amee woon ndax ñoom jàppee nañu ko opposition boobee niti fitna niti ay yu xamul fa nuy taxawee tax ñuy jëfandikoo doole ak song yenn taaxi kilifte fi réew mi Les Échos ne mobilisation bu mag nag la ñu def boole ko ci bennoo ñoom responsable yi APR yu Podor Libération moom la ko yitteel mooy askan wa ca Dugaar ak seeni suuf sunu fuqartee ci ñoom ak càcc sax la yéenekaay bi tuddee mbir yi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti hectares yu fa ay privé sàccee ci ñoom ca nag askan wi gis nañ ne administration bu Sénégal it kenn du moom am na ci wàll Le Soleil xëyee ngëneelu Sénégal leneen bu weesoo pétrole bi di gaz bi yéenekaay bu ànd ne téeméer ak fanweer ak juróom-benn milliards yu teg nguur gi génne na ko ngir defarum jumtukaay yi jàllale gaz boobee Aliou Cissé ndax dinañu jàllale ca kaan baakub kub ca Cameroun Stades yéenekaay la mu gis mooy Aliou Cissé moom ci boppam ci sursis la ne dese na ko nag ñu ne juróom-benni match yeneen yu mën a yeyee askanu Sénégal bokk na ca Sénégal Togo Sénégal Congo ndaje ak Namibie ci aller retour ci weeru septembre wuy ñëw record ne Aliou Cissé naam mënees na ko sikkee qualité de jeu équipe bi ñàkk mën a daani kàngam ak it ñàkk wutam pexe ci ndëgg sërëx gi adversaire yi taxawal di bloc bàyyi waaye nag wares na koo nangul ndam yi mu am ci campagne yi nga xamante ni qualifié na équipe bi yépp muy ñetti kaan ak coupe mondial mu des nag waruk ticket bi ñuy jàllale ci mondialu Qatar 2022 ci jongante yi war a tàmbali ci weeru juin 2021 Aliou Cissé am ab xew waaye ci wàllu làmbit Eumeu Sène am na xew sunu làmb nee na moytu nag am ñaari defet yu tegaloo moom mi fi nekkoon di jamono buur arène Sénégal Sathio Mbi Diop gis ne la ko war rek mooy jubboowaat ak ay fansam coach Diabong moom di expert ci wàllu sport de combat ba tey ak yéenekaay bi di sunu làmb Lac 2 la waxtaane mu ne Lac 2 capable na daan mbër mu ne ndax Lac 2 neexut a manœuvrer. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. ñu yegg si ci gis-gis tey jii la ñuy waxtaanee bokk na ci coow yi nga xam ni moom moo jipp jëm ci wàllug date ba ñu war a amal lii di jongante élection locale yi naka la ñu mën a def ba jàmm dellu si ba ak déggoo am diggante kujje gi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di majorité bi muy lu ñuy waxtaanee ngir waxtaanee lu ni mel ñoo ngi ci buumu jokkoo gi ak professeur Moussa Diaw professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga nekk jàngalekat enseignant chercheur fële ca université Gaston Berger bu Ndar Géej jëm ci wàllu science politique ci bu mu jokkoo gi tamit ñoo ngi ak suñu naataango Mamadou Sy Albert sëñ bi si ñoo ngi lay nuyu. Ndate maa ngi lay fay. Ndate Diop. nekk analyste politique ñu doore ko ak professeur Moussa Diaw professeur coow li bari na ku jéggi nee na élection locale yi war nañ ko mën a amal laata atum 2021 bi di jeex ñii di pouvoir bi jàpp ni atum 2022 lañ ko war a mën a amal tey jii lan mooy gis-gis bi naka la ñu mën a def ba ak déggoo am ci diggante ñaari pàcc yi.
oui pour li ñu mën a def moo di président bi su fekkee ni jubóowuñu ci wax ci commission politique bi ci dialogue national bi jubóowuñu ci date bi am nañu proposé ni mën nañ ko def fii nag fin de l'année donc décembre am ñu proposé décembre 2021 majorité bi nag moom février date limite février la ñu wax février 2022 loolu nag soo ko gisee ça que ni jubóowuñ ci kàddu jubóowuñu ci position lu ko waral nag mooy mel na ni rapport de force bi dafa continuer depuis la crise mais suñu nekkee ci situation bu mel nii léegi président bi rek moo mën a tranché. Assemblée nationale mi ngi ciy sëgg ci jamono ji. waaw Assemblée nationale dafay sëgg ci prolongement wu mandat wu collectivité territoriale waaye lu am solo mooy. président moom mooy fixé date yi. su fekkee consensus amul ci commission politique bi moo ko doon saytu léegi nag président bi rek mooy décider waaye nag président bi dafa nekk ci position bu difficile. parce que li ñu doon wax rek moo am mooy difficulté nga nekk président de la république en même temps nga nekk chef de parti. parce que soo jëlee décision rek ñeneen ñi dañ koy gisee ni da nga nekk ci esprit partisan voilà loolu nag difficulté bu rëy la te nag démocratie lu muy fonctionner mooy ñu respecter agenda électoral bi c'est-à-dire date élection dañ ko war a respecter. règle du jeu la kooku ci principe yi la bokk. fii nag gis nañu chaque fois dañuy reporter élection parce que période bi arrangé wu leen wala daal am nañu ay raisons yu ñuy évoquer parce que fii dañuy wax ni ñu ni way dañuy saytu fichier électoral bi liggéey ñu ciy def yi moo tax daal mën nañu ko def fin décembre mais am na ñu wax ni surtout ñu nekk ci société civile te bokk ci commission bi wax nañu ni ñoom décembre mën nañ ko ci organiser il suffit ñu def quelques aménagements rek du mën nañ ko organiser ma yaakaar ne nag président bi ci date yi ñu ñaari position yi dafa war a couper la poire en deux c'est-à-dire que diggante décembre ak février mën na jël mois de janvier ñu organiser élection yi loolu dana rapprocher point de vue ñeneen ñaari parti yëpp la ma yaakaar ne nag léegi solution boobu moo fi nekk waaye nag su fekkee ne nag bëgg nañu di dugg ci ay yeneen logique partisane yooyu ay jafe-jafe lay indi puisque déjà ñu ngi ci am nañu difficulté yu rëy ci période bi ci crise bu ñu génn bi te bëgguñu ñu prolonger encore yeneen crise ma yaakaar ne président bi dana jël décision bu nga xam ne moo war bu équilibré pour que ñu tourner page yu difficulté yi ñu jànkantool. Moussa Diaw daañu ñëwaat ci yow léegi Mamadou Sy Albert gannaaw bañ la nuyuwaatee ndax tey jàpp nga ni consensus boobu di déggoo gi mën na am jamono ji nga xam ni sax mën nañ ni commission bi doon liggéey ci wàllu dialogue politique bi ñii di waa FRN nekk boote ci kujje gi daal di nañ koy gedd ndax consensus mën na am ci jamono ji. waaw consensus mën na am su fekkente ne pouvoir bi opposition bi ak société civile jël nañu décision génn ci tension bi nga xam ne acteurs politiques yëpp ñu ngi ci tension ku nekk mu ngi xëcc nañ jël date bi keneen ki ne nañ jël beneen date mais bu ñu daloon ñu xool suñ ko dàqee yóbbu ko 2022 ban difficulté la indil Sénégal difficulté bu ñu gis nii ñu ngi xëccoo mais suñ ko reporté woon rek day am tension bi day yokk donc pouvoir bi ak opposition bi au moins am nañu intérêt suñu d'accordoon nañu organiser élection yi de tension bi day wàcc et loolu tey jii comme ni nga ko waxee opposition bi ak pouvoir bi ànduñu président rek moo leen mën a àtte et ni mu leen di àtte mooy moom mu xool suñu dàqee élection locale yi mooy ñetti yoon ñuy dàq loolu dàq ñetti yoon benn élection locale baaxul mais beneen argument bi soo ko dàqee léegi élection locale yi di nga am problème ci élection législative yi di ñëw maanaam mu am répercussion ci yeneen élection yi ciy topp mais day am répercussion immédiatement ci élection législative am na ñi nga xam ne ñu ngi taxaw suñu dàqoon local yi dinañu génn ci rajo yi di wax nañ couplé législative ak présidentielle loolu instabilité lay indi cycle d'instabilité lay indi et defe naa président de la république warul nangu loolu parce que moom fonction am mooy nekk arbitre su fekkente ne ñoom jubawuñu
mais président moo war a jël décision ne leen non nañu respecter élection locale yi date calendrier électoral man nii laa ko jàppee man maay président de la république dama war a delloo ci Sénégal dama leen war a respecter Sénégal yi électeurs yi ñu dem voter ku ñu tàll ci collectivité territoriale mais yow la ñu tànn législative bu ñëwee naka noonu président naka noonu loolu mooy indi stabilité suñu daxee rek instabilité lay indi beneen mbir mi aussi defe naa Sénégal bu dee dëgg rek la ñuy wax am nañu expérience processus électoral Sénégal jàgg na voté am nañu expert audit mais ñooñu bu ñu toogoon 6 mois 7 mois defuñu leneen lu dul évaluation def audit def processus électoral yi vraiment suñu daloon mën nañ ko def mais loolu nag pour ñu dal defe naa tey ji ñoom ñëpp xam nañ ni que président rek moo mën a génne départager moom rek moo leen mën a départager te moom aussi warul gis parti am rek dafa war a gis opposition bi gis société civile bi gis askanam lu ñu dal ci mois de mars bi mën nañu dalaat nañu sóoraale loolu lu ñu dal mois de mars bi mën nañu dalaat fii ak 2022 donc dafa war a woo ñoom ñëpp ñu dalal leen ñu am calendrier fixe ku nekk xam fii ak 2024 organisation bi naka la nar a demee. Mamadou Sy Albert dañu ñëwaat ci yow professeur Moussa Diaw ñi ngi wax lii di fulaat li nga xam ne rek moom moo di mandat yi nga xam ni moom moo di ñi ñu faloon moo di maire yeeg yeneen ñi tey jii ñenn sax dem nañ bay poser question jëm ci seen wàllu légalité ak seen légitimité loola est-ce que tey jii bu ñu wéyee di dàq dinañ dem ba ñooñu mandat bañ leen dogaloon ñu dem ba mu sori lool. oui wax nga dëgg parce que su ñu nekkee di dàq c'est troisième fois ñuy reporter élection mais ñii duñu leen léegi dañuy obligé de leen prolonger mais loolu problème day indi ay problème légitimité lay indi ak problème légalité parce que kenn mandat jeex na et puis actes yi ñuy posé yi su fekkee dañuy signé ay actes yooyu est-ce que loolu légal na kooku question la aussi ñaari question mooy ñuy posé wu ma yaakaar ne rek difficulté bi mooy ñu trouver un point d'entente entre position yooyu et soo gisee souvent Afrique rek ngay gis discussion yu mel nii parce que lu ko indi mooy confiance dafa amul ci ñaari parti bi parce que problème bi mooy du ñu respecter seen wax seen kaddu suñu waxee ni jël nañu daañu jël ay décision duñ ko respecter te moo tax rapport yëpp soo ko gisee lu ñuy wax discours bu ñuy wax du méngoo ko lu ñuy def te soo ko gisee aussi day am ay arrière-pensée politique lépp lu ñuy acte bu ñuy posé rek ñu ngi cee xalaat nan nañ ko defee ay calcul lan lañu ci mën a gagné ay points politiques loolu nag moo indi difficulté bu rëy ci Afrique war nañu nag déggoo parce que dañu wax ne ñoo ngi ci démocratie nag dafay nekk da ngay principe yi ak règle yi ak valeurs yi yëpp da nga ko war a intérioriser mu war a nekk sa jukko nga koy war a jëfee sooy defee décision ngay jël ay nit yi nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm ci secteur boobu nga nommé leen sooy wax sa discours soo fekkee def nga ay proposition aussi nga nekk kilifa da ngay respecter ses décisions loolu nag soo ko fekkee respecté loolu confiance day manqué ci parti yi moo tax souvent ay xëccoo beeg débat contradictoire yi di am ak ay crise di am suñu réew yi surtout en Afrique war nañu nag dépasser lii parce que dem suñu gouvernement xaalis mu ngi avancé quand même war nañu dépasser di discussion ci affaire calendrier électoral ci affaire fichier électoral war nañu ko dépasser parce que lii pàcc la bu ndaw la ci démocratie une parcelle la war nañu ko dépasser nag régler ko une bonne fois pour toutes soobu ci leneen mën a développer réew mi mën a liggéey ñu jox nit ñi ay responsabilités ñu gérer ressources publiques yi nu ñu ko waree daal di jublu nag ci priorité yi nga xam ne priorité moom la seen difficulté yi nga Sénégal yi nga xam ne moom la ñu jànkoontool ci période bi ñu nekk ñu mën a avancer xale am liggéey ñu mën a xalaat leneen lu ñu mën a développer réew mi loolu moo am solo. Professeur Moussa Diaw ñu di la sant di la gërëm di fàttali rek ni yow enseignant chercheur nga fële ci université Gaston Berger di yëngatu ci wàllu science politique ñu daaneele ak Mamadou Sy Albert ndax ànd nga ci li professeur wax ni lii dafay gàkkal démocratie bu Sénégal ndax du ñu mën a respecter lii di calendrier républicain tey jii yaakaar nga ni njiitu réew mi mesuré na mbir mi fi mu toll ba mën a jël ab date boo xam ne nii dina tax ak déggoo daal di am ci biir langue politique. En tout cas lu ñu gis mooy que majorité bi
moo laaj pour ñu reporter ko fii ak 2022 président xëy na ànd na ci wante lu ñu gis aussi pour ñu wax ko Sénégalais yi du ñu nangu tey ji ñu prolonger mandat maire booy déglu Sénégalais yi booy déglu électeurs yi mais dañu bëgg a changer participer def seen élection ku nekk mën a peser ñu xam majorité bi poids am fan la toll opposition fan la toll ñu génn ci coow élection defe naa président de la république daf ko war a sóoraale ci suñu démocratie lu tax dëgërul noonu mooy que du ñu respecter date yi du processus électoral bi d'accorduñ ci organisation bi d'accorduñ ci te loolu comme professeur Diaw ni mu ko waxee mais Sénégal dafa war a dépasser def nañu ñaari alternance ñaata gouvernement la ñu am fi ñaata maire la ñu am fi donc Sénégal dafa am dynamique am expérience mais loolu président de la république moom mooy garant bi et defe naa bu sooree daal que dafa war a am calendrier fii ak 2024 lu wóor ba wóor Macky Sall am na pouvoir boobu am na pouvoir politique bi am na influence bi am na aussi mën na wax ak opposition bi mën na wax ak ñu majorité présidentielle bi donc moom defe naa daal lu ñu yaakaar mooy que mu génn woo ñëpp mu ne leen fii ak 2024 dama bëgg ñu am calendrier ñëpp respecté loolu bu ko waxee. xam naa ne ñoom ñëpp dinañu jàppale président bi Sénégal au moins génn ci xiiro ak ŋaayoo ci élection. jërëjëf Mamadou Sy Albert di jaajëfal professeur Moussa Diaw tamit ñoom la ñu àndaloon ci gis-gis fii la xibaar yi buuree ni tut ñu def ak pàttali ci la ci gënoon a fës. kaddu ya nga xam ni Madiambal Diagne yëkkati woon na ko ñu jàpp ko ni ak bod kontele ci wàllu ko waaso tax ak collectif jëkk daal di saisir ñi di waa CORED ak procureur ñaari plainte lañ ca bëgg moom moo di kii di patron bu groupe Avenir Communication ñu daal di koy déglu l'Assemblée nationale pencum ndaw réew yi nekk ci jamono ji di saytu projet de loi jëm ci wàllu dàq élection locale yi mu nekk mbir moo xam ni ci jamono ji indi na ak féewaloo ak xàjjaloo diggante langu politique gi ñi fare ci kujje gi ak ñi nekk ci nguur gi assemblée nationale googu sax daal nañuy mandargal remplaçant wu député Issa Sall moom nekkatul député sax ci jamono ji palaasam jox nañ ko kii di Cheikh Tidiane Ndiaye gannaaw moom Issa Sall bañ ko defee ministre conseiller ci wetu njiitu réew mi Macky Sall ajuma ju sell ji di vendredi saint tey ji lañ koy célébrer mu nekk li nga xam ni moom mooy waajal jëm ci Pâques loolu nag nekk loo xam ni nii ci kanam fii ak ñetti waxtu dina am ay chemin de croix yoo xam ni ci paroisse yi daañu ko fa amal xibaar yi biti réew àndoon nañ ci ak Georges Déthié Diop tàggat yaram ak Mohamed Ali Mouba li ci yéene kaay ak Hadji Assane Gueye mu nekkoon Alaaji Ndate Diop ci kaddu gi feggoo woon ak Abdou Thiam ci machine bi feggoo woon ak Yacine Pouy ci digital bi jaageen jëf yàlla mi borom jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal bëccëgu jàmm léegi-léegi ay